cinéma muet. yooyu yëpp dafay am. Charlie Chaplin. Voilà. il a fait avant même. C'était le cinéma muet après sax lañ commencé ñëw te boobu moo dàqoon te du wax. mais moo tax ñoom ci li ñu nekk c'est un métier. c'est un métier. xam nga ni en télévision valeur de plan dafa am solo. plan dafay wax. voilà plan day wax exactement. lu ne rek am na ko si suuf. oui plan day wax valeur de plan. je te jure ñoo ñu ngi ci comme il faut. j'aimerais ñu ñëw ci seen collaboration ak SSP ma fàttaliwaat ko groupe Futur Média ni mu amee TFM am King FM RFM ñoom ñëpp FM SSP rek moo ci jeexee. moo ci Pape Douzi ne ma doo ma tekkil DG ma ne ko dëgg parce que deux la ñuy wax ak gë donc SSP bànqaas la bu bokk ci groupe Futur Média yéen ñëpp ku ci nekk ci sa yoon ngeen def collaboration ak société de production boobu noonu pour gën a jaay ñun théâtre la ñu ko tuddee fii Sénégal théâtre bu Sénégal je pense que ku ci nekk di nga ci sànni sa kàddu seen collaboration ak SSP nous dans nous par exemple. waaw nous dans nous d'abord. maa ngi ànd d'ailleurs ak Cheikh. qui va nous rejoindre d'ailleurs. voilà Cheikh voilà suñu place bee xat. qui va nous rejoindre donc. Sakho lañ koy woowee. il vit en Espagne. donc yàlla dafa def mu amoon benn idée. ñu waxante si man ak moom. Cheikh Sakho. waaw Cheikh. mu nekk boy bu nice aussi. vraiment mu am ci man confiance woo ma. bi mu ñëwee. ma ni ko projet bi lan la mu ne ma dama bëgg a boole ci benn plateau maanaam Dembi Pen Mandione Laye Sarr Modou Pousse Pousse Ndeye Sine Amdy Mignon icône yooyu yow Khali Cissé Mami Sabel Lamarana Diallo nga commence ma ni ko doon du boy dafa ndàkk yow rëy nga bët fii nga jëm nii dafa kawe comme da nga bëgg ñu sama commencé dëgg fi moos dëgg fi moos seen xel yi day def ma ni ko dëgg fi moos parce que loolu nga wax ils font partie de la crème du théâtre sénégalais boo leen soxlaa day metti mais mu ne ma am naa la yaay sama kuddu yaay sama voix yaay sama lépp ma ànd ak moom nag ñu dugg ci kër ku nekk gars yi yombalal ñu liggéey bi macha allah bi ñu defee série bi ñu def benn pilote ñëw wan ko macha allah Ndiaga moom tamit mu apprécier ko trop quoi donc mu nekk loo xamante ni man dama ci tenir pour plusieurs reprises parce que Cheikh bi mu ñëwee bu amee as tuut ak us néew mënoon na ko investir si beneen affaire d'ailleurs j'en profite pour def un coucou à ses parents parce que dañ ko conseillé woon ni ko yow li nga yor ak us néew demal ngay def ci leneen ut ci kër wala ut ci oto wala ut ci kayeri sax dugg ci comédien léegi mu ne leen man non je blague xanaa bu sponsor yi ñëwee waxu ba la kayeri rek ci kër damaa mën a tooñ donc l'idée après moom mun leen dama sama xel dafa sama rêve c'est de faire une série au Sénégal li ma nekk Espagne yëpp série yi ñoo may wetli ñoom laay consommer ba dama dugg si loolu j'ai envie de faire quelque chose donc ñoom it ñu ñaanal ko boole ko ak man ñu liggéey si bopp ba tey mais vraiment mu nekk œuvre boo xamante ni Pape man xel dal na ci quoi waaw xel dal na ci parce que si on a derrière aussi Kébé au niveau de la réalisation ak comédiens yu mel noonu et le scénario il a très bien écrit c'est bien. il a très bien écrit le scénario parce que c'est l'histoire d'un truc assez complexe parce que fii dañuy génn tout le temps dafay affaire te ñun xamuñu ne suñu vie rek maanaam suñu néeg suñu laal rek histoire la c'est nous dans nous kay suñu perron histoire la nous dans nous ba tey suñu couloir ñun la rek fii la histoire la donc ëtt bi histoire la waañ wi histoire la fa ñuy fóote histoire la et tout ça Wilke moom waañ la doon xaar nga wax ko waañ waañ bi ci lakk ak sàppali léeg-léeg nga lakk waañ bi rek donc tout ça nag moo dajaloo ci nous dans nous et tout se passe dans un immeuble immeuble boo xamante ni gardien ba Modou Pousse Pousse la ka fay jaay ataaya ca garage ba Lamarana Diallo la benn star buy nekk foofu di def ay voyage am Mandione Laye Sall la benn ndaw soo xamante ni Ami Collé Mbaye amul jëkkër mi ngi ci affaire bi pen mi ngi kii ñooxit mi ngi ci biir xam nga Amdy Mignon mi ngi fa ndey non pour wax la li xew ci immeuble bi par jour nous dans nous léegi man dama bëgg a ñëw dëkk ci immeuble boobu non mënul nekk location finie donc Sakho mais yow tu es toujours la bienvenue Sakho dinañu fekk si laataa ñuy jeexal ci plateau bi mais en plus de nous dans nous ñu ngi préparer itam li nga xamante ni mooy nattu àdduna nattu yàlla plutôt
nattu waaw man nattu àdduna laay wax depuis sànq. mais nattu yàlla. boobu itam nekk série bu graaw boo xamante ni ñun on a eu la chance peut-être xool ci tuuti balaa téléspectateurs yi muy lu graaw perso la. waaw bon c'est-à-dire que Pape. nattu yàlla dafa wax turam. ndax xam nga Sénégal nit ñi dañu gëm yàlla mais wóoluwuñ ko. loolu moo tax problème am. bu ñëpp wóolu woon yàlla rek xëy na difficulté yi ñu nekk yëpp mën na dañ. pour bëgg nag askan bi jariñu bu baax xool li nga xam ne ñun moo ñuy delloo ginnaaw. ak moo tax nit ñi di soxor. moo tax nit ñi di defante lu ñaaw. loolu nañu jël teg ko. ñu inspiré woo ko ci benn yonent bu naan Ayuba. waaw kooku yonent la woon bu riche. amul xaalis lool. yàlla teg ko nattu. mu dem ba feebar ba loolu li mu amoon yépp dem. alal jàkk jur gàkk lépp dem mu feebar. bi mu feebaree jékki-jékki benn jour mu xaw a salit parce que fekk na ni leen danga ko dese woon muy xolam ndax jeex na ba nga xam ne xol ba am sax yu ciy dund. loolu ci alxuraan ci la nekk Pape Cheikh. nattu yàlla. waaw nattu yàlla. am sax yu ciy dund mu wóor ko léegi moom mu dem léegi mu faatu moom. muy rango ñoom tuuru dal ci dënnam. yàlla yónni Jibril laaj ko ni ko boo demee nga laaj ma lan moo tax mu jooy ndax dafa salit. mu ni ko déedéet damaa xam ni sax yi di dund ci man te léegi ma fàtte bu ñu deewee dootu am lu ñu lekk loolu moo tax rango ñoom dal ci dënn ci la ko yàlla jéggalee. lépp lu nekkoon ci moom mu indiwaat ko. richesse bi nekkuwaat ci moom mu indi ko c'est que pour xamal ni nit ñi. dañu war a bañ di décourager nit da ngay gëm yàlla. période boo mënti nekk ak lu mu metti ak lu mu naqari boo jiitalee suñu borom rek yàlla mën na laa dimbali nga génn ci te doo ci am. wane ni dañoo ragal nattu mais bonul. non nattu yàlla la ko teg. waaw yàlla la ko teg il faut nga assumer ses responsabilités. yàlla xam ni lii mu la teg nangu nga ko. mu jëlee li ci jox la leneen li gën loolu. loolu mooy wax ci loolu nag ci nañ nekk. di ñaan yàlla sénégalais yëpp nag jàppale ñu. parce que produit bi. du produit Mansour du produit tout jàmm. képp kuy artiste comédien nekk ci Sénégal. ce produit la. ndax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. je pense que lii mu réussir ñëpp lay réussiral. seen série bi jaar tam fi war a jaar. Sénégal yëpp gis ci seen bopp képp kuy artiste bu baax sa xol daf ci war a sedd quoi. xam nga moo tax vraiment. may ñaan rek yàlla jàppale ñu. maa ngi ànd ak Aïcha. oui moom dina ñëw bu ñu xoolee bande annonce ba pare parce que Aïcha Thiam defe naa moom tamit bokk na ci star yu nattu yàlla quand même. waaw parce que moom tamit li tax sax Sénégalais yi. yeex ko découvrir ndax dafa am jëkkër. te xam nga jigéen rek di nga toll foo xam da nga am jëkkër. yàlla teg la nga ëmb. mu nekk ci loolu moo tax sax mu xaw a tardé. mais li muy def. bëgg na ko mën na ko. te wax dëggante yàlla boo toogee fii boo wax. wala film bi commencé di ngeen xam ne kii macha allah. mu ngoog Pape loolu damay dëggal. parce que moom xam naa turbam bu baax. Aïcha aussi xam naa talent bi mu am. ana Aïcha mën nga donc je pense que ni elle fait waaw elle est là très bien. donc ni ko Mansour waxee. mais amoo place. amoo place Pape. sama rakk ji da koy may. ngay bàmbaloo sama waa ji waaw. donc ce que je disais pour wax la rek ni ko man gis naa ko mu joué. et xam naa ni elle a beaucoup de talent. macha allah te comme mi ngi nekk ci couvert grand bi aussi. dina yokk ay mbir yu nice. mais je pense que mën nañ ci profité comme ak fi tey salade nga ñuy toggal balaa ñuy ñëw ci mën nañ cee profité xool tuuti extrait ci nattu yàlla laataa ñuy jàll ci nous dans nous. kii foo ko jëlee. Ousmane mi daal. bokk na ci tax ma xamante ak moom. waaye toll na ma foo xamante ni si. bu ma sañoon moom laay jël soxna. yow da nga am loo lekk da nga am loo naan. Babacar sama xarit la te xam naa ko bu baax personnalité bi ngay incarné diine bi nga naan moo nekk ci yow ak dignité bi ngay woote bu ko raw moo nekk ci Babacar bi. xam nga lu ma la yëgal buumi njaam gi moo fi dog. buumi njaam gi dog. pour jël buum rek yow fii dama diri dafa jeex dem temps warul doy. sa digganteeg Babacar Mbaye laa bëgg nga wax ma lu ci nekk. man lu yendu si man def naa ci Babacar mais Babacar daf may nëbb ni kuy nëbbu dëmm. kon nag ñun ay gor lañu duñu jaam duñu dëmm duñu gor benn tànk. gis nga
amoo kilifa gisee jigéen bu amee kilifa day toog ca peggu ndeyam ku am waajur bu baax am ndey ju baax ñëw fekk ko ci peggu yaayam mu wax ak moom. yow yaay bi ma duggee ci biir kër gi ba léegi am naa 2 ans de mariage samay warugal benn matu ci nga ni dangay takk beneen njëkk indi ko ci biir kër gi loolu duma ko mës a nangu. yow nee naa la kër gi moo fi jurul doom ju baax kenn du ko fi jur. yow bu ma jugul ci yow góor jigéen ngay doom parce que lii ma gis ci yow xam naa ne naroo fas jom jëlal sama kër waaye yow jëlal sama kër waaye yow fu nga soo moytuwul doomu yàmbaat nga jur. kon de yow la ñu doon man bu ma fi jurul lu baax kenn du ko fi jur ndax maa fa sëylu kenn sëyul ma. tu es pauvre parce que rang social bi nga bokk da nga bokk ci sous-alimentaire mais nee am muy gëm nga sa bopp am sa dignité voilà celle que j'aime. yow yaa gën a xam ni boo leen ndekkee doo leen añ. juróomi at yàlla ba nga ko nekkee ci kër gi ba léegi mënu maa fexe ba dégg ñàkk na ko te nag damaa takk sama juróomi million indi jox sa ndey di wala kaana ñàkk jom bu fekkee da ngaa jaasi rek ma koy wax. mu ngoog nattu yàlla bientôt ci télévision Futur Média tey dañ ciy wax ndaxte léegi mu tàmbali Aïcha mi ngeen gis te Père Zora wax ci moom Soppe wax ci moom mu ngi nii ci plateau bi def na chapeau bu baax. c'est la période il fait tellement chaud donc boo mënul te parapluie mën ngaa def sa chapeau bu baax moytu naaj bi n'est-ce pas. ñu ngi lay nuyu Aïcha félicitations encore c'est vrai que sénégalais yi comme ni ko Père waxee gisuñu la woon wuñu la woon gisatuñu la woon lu bëri ci. série mais bii defe naa mën nañu wax ni mooy sa grand retour. waaw Pape Cheikh Diallo maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi yëpp. mais aussi tous vos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. di la wax ni tamit c'est un grand plaisir d'être là ce matin. waaw boo gisee loolu lu ko indi woon mooy dama amoon doom li mu wax dama amoon jëkkër. am doom te di nga toll benn moment boo xamante ni foog nga gérer bébé bi ak sa borom kër. waaw loolu moo ma téye woon rek. mais incha allah moom yàlla def ñu dagal ne suñu série bi dina tu yàlla. def nañ ci liggéey bu am solo boo xamante ni ak ay formation yu am solo. bis bu génnee incha allah képp ku koy seetaan di nga ci gis sa bopp. waaw li nga ci joué tamit rôle la boo xamante ni métti woon na ci yow ou pas. bon mun naa ne métti na méttiwul. parce que trop jàmm booy ñëw dañ lay defal formation. formation boo xam ne dina durer 3 ans wala plus. yaa ngi dégg formation bi tamit maa ngi dégg sànq ngeen di wax ci niveau intellectuel bi. ñun dañ lay defal formation yi defal la français ak anglais. waaw loolu lépp Père Zora taxaw na ci bu baax. benn côté méttiwul parce que dama def formation bi. parce que boo seetee def naa foofu 8 ans. te 3 ans rek ku koy def formation yàlla suñu borom bi mën na la dimbale wax ma la nga def 8 ans. kon métti na méttiwul daal. instant bii moom dara méttiwul. te bis bu ñëwee rek incha allah dinañ xam ne liggéey nañ. d'accord casting bi naka la demee ci nattu yàlla. waaw c'est-à-dire que casting ne li mu demee parce que ñun bu ñuy def casting dañuy inviter le président du troupe ak quelques autorités yi xam ne ñoo nekk ci banlieue bi. ñu def benn genre yu dîner toog. waxtaan convoqué artistes yi ñëpp toog. parce que dañuy bañ a juum. ndax benn xel rek. mënul jàpp lu baax. nit ki il faut ngay partagé wu. bu fekkee da nga bëgg li ngay def baax. ba tax na ñun ñëpp buñ ci waxtaanee artistes yi ñëw. ku ci nekk ñu jox la maanaam sa séquence. nga dawal ñu xool suñu paree ñun tamit ñu toog. bon parce que bi mu koy defandoo moom ak lu mat 7 gel yu mel ni ñoom ñoo ko defandoo. mais yàlla dafa def moom toujours moo tax di suivre répétition baax. artiste da ngay suivre répétition. parce que répétition moo la mën a jàllale moo mën a tax nga bokk ci équipe bi. tu as vu am ay yoo xam ne virgule wala point d'interrogation xam dafay des. moom mu ñëw matal ko. ñëpp àndandoo ni nañu jël rôle bi jox ko Aïcha. et puis rôle bi tam encore vraiment dafa doon loo xam tam il faut ñu raxas ko moom. parce que rôle bi boo ko fekkee dañ la ko jox. sa xol il faut mu labir ba pare. parce que jooy yi bari na. ndax mettit gi ñuy teg Aïcha ci biir kër. ndax xale boo xam ne la yaayam dafa am doole. baayam am doole mais moom. li mu gëm mooy mbëggeelam. yàlla boole koo xam ni dafa dem. xam nga dem bitim réew ñëw parce que yombul gars yi dañ dem bitim réew ñëw mooy lee di complexe di jaay wala ñuy nangam wala ñuy def dara. xale bii nag dafa jógee bitim réew ñëw xam ne foofu doxul te 5 millions la fa yóbbu woon te bi mu koy def yaayam tàgguwumaan moo tax am kilifa dafa am solo. jigéen boo amee sa doom.
même boo ko dee defal dara da nga fexe ba bàyyi bi yëg ko ndax wërsëg ndey la mais barke bàyyi la mais dafa nëbbu jaay oram jox ko mu dem ci tukki mais bi mu demee tukki bàyyam xolam seddu ci moo tax tamit bi mu demee tam réussir mu del si amaat beneen ndogal bu ko dal parce que taxi bu mu jëloon jël ay bagages bu ko def surprise waa këram taxi man boobu déclaré ko ni ko kat oto bi tàkkul wàcce rek nga ba max mu wàcc ba ma ko mu daw bagage yaa xaas baag yëpp dem waajoo tam doon nit ku am sutura moom it parce que bàyyam doon na ko wax len fexeel ba li la metti bu ko kenn xam parce que fi àddina la nit boo xamee li la metti fa lay jaaree woykat yi woy nañ ko waaw nit boo xamee fi lay metti fa lay jaare ba di la tooñ ba heure bu la bëggee def loola naqaree def la ko fa la koy jaare bon léegi nag pour xamal nit ñi nag nit ki boo tollee ci yenn jafe-jafe yi am na comportement yoo xam ni da ngay muñ dafa am solo te sénégalais yi léegi muñatul te nit fu mu yegg muñ moo ko foo yeggalee koo gis mu toog ca place la mu daj ba toog fa mook yàlla donc ko xam dëgg la cay la mu daj billaahi wallaahi dëgg la tey ji bu ko génne waatoon ñu def ko film bu xoolee boppam danaa non man jaaruma fii parce que dinañ la dóor yàq dinañ la jàmpaaka dinañ la ruux dinañ la sosal dinañ la tuumal lu ne dinañ la ko wax mais léegi li tax ngay dem mooy rek nga toog jël li yàlla santaane muy muñ la Seydina Mohamed defoon tey ji ba mu doon gën gi mbindeef il faut nit ñi jël jikko yooyu jikko woo ko loolu nag ci kaw loolu nag la ay sa gis tam kooku ci yërmande mu bëgg ko non mais et puis père il vend bien le film ah oui déjà ñu ngi ci biir waaw non non mën na loo mel ñun ñu ngi ci biir affaire bi non dañ ci nekk parce que maquillé yam ñun ay artistes nañu yow kii sax yaa ngi koy voyager kii sama rakk la waaw kii c'est mon jeune frère kii c'est mon jeune frère sama rakk la yaa ngi may dégg soxna si dina dem soxna si yaa ngi may dégg est-ce que nga baal ma nag man nii laay wax yaa ngi comprendre mais dina dem ba moom kooku ndeysaan mu bëgg te ñoom ñu tane ko lool moom sëram bu mu bokkal la mooy dem yaayam ni ko kaay ma may la ko mais sëram boobu wax yaayam ni ko garab bu la sutul du la mer may kenn te ñun ci nañu am mu doon xale boo xam ni toll na foo xam ne tey jii lu ñu bëgg a am man nañ ko cee am benn gaan boo xam ni mooy comme li Fallou Dieng way Samba Soulabare boo xam ni sóob man la loolu bëri na fii gars yi dañuy ñëw dem ab veste wala ñu dem Colobane jënd veste defaraat ko Ali daal di dem DJ Awadi way na ko yaa may dégg daal di dem ci ay Ali daal di dem ci benn parking oto da leen koy jaral ñëw daal di dem ci ko wattu sañse lu nooy ñëw xool xale bi gën a taxaw ci code bi ñu récupérer benn 200 000 pour 4 jours jàpp ci xam nga def lu leen neex léegi nag loolu nañu bëgg a indiwaat pour nit ñi dal yeewu mais nag moo tax lu métti la ci daj waaw te lu métti mu ci daj nag mooy njëriñam parce que mooy tax ëllëg ñu am ci lu mu ci bëgg a am et puis li père wax nii dafay rejoindre un peu ñun li ñuy yàgg wax depuis 3 ans bu ñu toogee ci yeewu leen bi à chaque fois ñu invité ku mel ni yow wala ñuy wax ci théâtre fii Sénégal dañuy ñaan fii Hollywood tollu Nigéria ak seen Nollywood ak Bollywood ñun tamit ñu am pourquoi pas Jollywood pourquoi pas industrie wu cinéma bi dox fii Sénégal dëgg la wala Tillenwood yooyu yëpp dafay baax mu ne Tillenwood je sais pas Colobane voilà mais tout à fait Pablo am solo nga wax de te man maa ngi profité si occasion bi yaa ngi évidemment yaa ngi wax ni maa ngi toog di ko xool dama bëgg théâtre passionné en fait waaw boo ciy wax tu m'apportes avec plaisir c'est-à-dire dama lay wan ni la yow li ngay def nii man waaw moom succès justement donc j'ai envie de vous proposer benn affaire ku nekk dama lay jox ci benn situation supposons mu nekk scénario ngeen jouer ma ko en quelques secondes d'accord. dama aayul quoi man. waaw mais on va voir Aïcha alors joxal leen ma d'abord caméra. Ibrahima Mbaye Sopé. Première situation proposée par Bijou Ndiaye. nee na drague. supposons xale bu jigéen bi taxaw nga war ko draguer sa caméra mu ngi jarul indi kaay ma kenn laaju la dara. day joué rek dañuy fo rek nii dara dugg dañuy fo rek voilà donc situation de drague ak Ibrahima Mbaye Sopé supposons mu tudd. oui Pape Diallo.
jeex na. supposons mu tudd. Baye Cheikh. Baye Cheikh dégg Koni. Koni alors Koni yow la ñuy déglu. kan mooy Koni xale bu jigéen bi wala moo non mais théâtre da ngay aaral. da ngay aaral ak affaire yooyu. Baye Cheikh baax na. waaw Baye Cheikh. Ibrahima Mbaye mooy Koni bi. gerte koko la ko. déggoo ma de. Baye Cheikh. mbaa ndoxu koko ba. situation de drague rek mu jàkkaarloo ak xale bi 1 2 3 alors Aïcha. Koni drague koko action. Kia. Pas sama boss quand même. Pas sama boss quand même. Kia ba sàmm di ca dem ba. léegi ay na wala ay Aïcha demal. Aïcha. dina la jaaxal ma wax la sa tur. xamuma la dama la bëgg a tàkk. mais yow loolu yomb na de. torop. dina la jaaxal ma wax la sa tur xamuma la dama la bëgg a takk dama la fexe xamuma ba pare doog ma ñëw takk man ku ma xamul doo ma takk. bu ma la xamee day doy bu ma la doxaanee mën nga ma gàntu mu doon mettit ci man mu doon souffrance ci man te bëgguma dégg dara luy jóge ci yow ñëw ci man di ma gaañ. je préfère t'épouser lu ma ci góobee gar ko nopp naa la. déjà man dama am kilifa te ku ma bëgg dangay waxtaan ak man ci njëkk ak teraanga ma waxtaan ak samay kilifa ba pare. dama la jëw ma la wax rek laa la wax. dama la jëw te yëguloo ko jiitu naa la ci say waajur. kon de yàq nga avant nga dem samay waajur ñoom sëyuñu man maay sëy. da nga waroon a jàkkaarloog man wax ak man ba pare. baal du ku ma xamul. d'abord damay génn ak yoo xam say jikko say qualité ba pare doogu mën a say yow mais wax nag say parents rek loolu jàll na dafa yàgg. baal ma wax. yàlla boole jéem. Nabel la ma diis rek. Nabel moo metti amatul droit xamu fu may jaar jaxle naa yow rek laa mën a tiim mu wax la li nekk ci man. ma seeti keneen wala nga dem seeti leen. mais kii nag bu ma nag bàyyi gis ma rongoñ. ah foofu nga doon xaar Aïcha ngir yàlla yow laa Aïcha ngir yàlla waaw. mais li nice na. lu waay mënul neexul en fait c'est un métier du fowukaay. honnêtement waaw mais ba pare aussi beneen boo xamante ni c'est extrêmement important damay profité waale pour sànniwaale ko. daf ñuy dal ñun ñëpp si télévision. wala sur scène. même jigéen wala góor boo ñëwee rek encadré ko je savais que foofu lay génnee. parce que dafa am sensibilité bu artiste di wax. nga ragal. comme par exemple ma ñëw rek dóor la. la première chose bi lay animé mooy nga fayu yow. nga riposter xam nga riposte la. mais ma dóor la nga ne wuy sama ndey baal ma. loolu aussi situation artistique la. mais des fois les gens dañuy wane si seen bopp. des fois moo tax aussi jàng théâtre des fois si benn côté bi dafa am nu muy demee parce que bu muy mën naa ñëw tous en toute bonne foi. Aïcha damay takk. mu ne ma d'accord naa léegi man damay arrêter parce que doo xam lu may wax. je m'attends pas à ce que lu neexee noonu am. ça crée une autre situation artistique. wala ma ñëw la Pape Cheikh. waaye demal waaye nga ne ma ni nga ne ma man nag bi ma gën a neex mooy. suñu temps bi ngeen di jël boo waxee ak Aïcha ba pare dañuy teg musique nga koy xool. ngeen jël suñu temps yëpp. trucage yooyu bàyyi ko. mais moom daanaka la situation de doom bu yaradiku. nga war a jàkkaarloo ak moom parce que c'est un bon éducateur. joué na lu ne mais li ko sénégalais yi bëggee mooy le fait que mu nekk éducateur. sa doom bi yaradiku doom bu jigéen la. góor la tudd donc situation de doom bu yaradiku Père Zora. bon doom bu yaradiku kii kan lay doon. Bijou. Pape Cheikh. waaw man de xam nga sama. tànn rek sama problème mooy man dama ànd ak rigueur. waaw man temps normal noonu la mel. te moo ñu neex sax ñu. waaw non man temps normal noonu la mel. oui ça se voit. sama doom da ngay réglé. yow ça se voit. jabar da ngay réglé. ñun booboo ñu gën a. xam nga tout le monde dañuy réglé. dañuy tegu ci yoon man noonu la mel. non yow ça se voit. boo joué sax day feeñ toll. non man nii laa mel même wax sax ni lay waxee. man maanaam du ma tricher man am na ñoo xam ne dañuy naxee.
te tubaab wax na l'apparence est toujours trompeuse. nit ki mën nga wane ni nii laa mel. te du dëgg meloo noonu waay. nit waneel ni nga mel ñu xam ko di la moytu benn yoon. mu jeex nangul la ko. mu jeex loolu mooy àddina. ayca marché bi tas. silence ça tourne. gis nga yow Pape Cheikh. dem na ko Pape Cheikh. dafa la doon mbéj de. ngay daw. lay daw. maa ngi lang. Bon, on reprend. Non, dañ ko yemale foofu quoi. Mais père. C'est que bu il faut ñu yemale ko. Non, il faut ñu yemale ko. Non, père, on reprend. Léegi xam naa. dëgër bopp na. Non, baal ma de dama dëgër bopp. Comme dama la bëggoon a mbéj nga daw. Dama la doon mbéj nga ni këpp émission bi jeex. Waaw. Si vous nous rejoignez, Père Zora moo ñu fekk si pour ay séries yu bees yoo xamante ni di ngeen ko am bientôt ci télévision Futur Média nattu yàlla la benn bi tudd ñu waxtaan ci ak Aïcha bi ci topp nag mooy nous dans nous on va finir l'émission dans quelques minutes recevoir ki nga xamee ni mooy Cheikh Sakho bokk ci ñi nga xamante ni ñoo tax produit boobule juddu buñ dee jeexal nag dinañu waxtaan ci wiiri wiiri ak Père Zora waxtaan surtout ci taxawaayu soleil levant en attendant dinañu tëj ak African Mystique bu Thiès ñoom ils sont venus nous voir il y a pas longtemps ñoom la ñu jël tey pour ñu woyal ñu pour bégal Père Zora ak ki nga xam ne ni mooy Ibrahima Mbaye Soppe ak Aïcha mi ñëw tey ci yeewu leen bi bu ngeen fàttalikoo amoon na télécrochet bu mag bu amoon ci benn télévision africaine ñoom ñoo demoon représenter Sénégal donc talent bi nga xamante ne am nañu ko on en a parlé une fois dans cette émission dañuy préparer événement bu mag foofu ca Thiès mën nañu leen xool rek doog a dem ci Alfi on les regarde ils sont tous là ak seen guitare ils vont chanter pour nous muy African Mystique bu Thiès Saliou Gaston Sowfal ak Henri vont chanter pour nous dans quelques minutes en attendant Alfi comme chaque lundi salade ordinaire non pas salade. Ciao laa la waxoon fàtte naa ni ku rek monsieur nga wax wala. à l'italienne. À l'italienne. Ah ouais. D'accord. Regarde les beurre Sofia. Ciao. Ciao. Sofia beurre bi ci vitamine yu bëri Alfi moom ngay toggee ciao. Ciao Pape Cheikh les produits Sofia nee naa la am na beurre am na meew muy margarine yi nga xamante ni présenté ko sax xanaa mooy wax bu yàqu ndax léeg-léeg mu manqué sax ci marché bi yéen ñëpp ngeen tàmm ko xam ni moo baax ci li nga xamante ni moom la ñuy ndékkee nee naa la boo jëlee beurre bi def ko ci li nga xamante ni mooy sa mburu war nga toggee ko say omelette say crêpe wala croque-monsieur yi nga xamante ni moom la ñu andi nga daal di jël nag meew ba xóoyal pour mën a am ay ndékki yu vitaminé ñuy jaajëfal les beurre Sofia ñoom ñi ñuy accompagner ci li nga xamante ni mooy partie cuisine bi tey nag au menu dinañu defar ay croque-monsieur à l'italienne xam nga nag croque-monsieur boo ko déggee sa xel dina dem ci xeetu jambon fromage yooyu nga xamante ni suñu demee suñu boulanger yi moom la ñuy faral di jël nga xamante ni da nga fay fekk pain de mie boo jëlee pain de mie jël li nga xamante ni mooy sauce béchamel daal di ko ciy def sa jambon ak fromage mën a am li nga xamante ni moom mooy sa croque-monsieur tey nag fi nga xamante ni fa la ñuy yóbbu croque-monsieur bi mooy Italie li ñuy def mooy que dañuy jël produit yoo xamante ni c'est typiquement italien xam nga ni soo déggee tomate dégg mozzarella dégg li nga xamante ni mooy sauce pesto sa xel mën a dem ci li nga xamante ni moom mooy Italie donc dañu jël éléments yooyu yëpp daal di koy rassembler pourquoi pas changer li nga xamante ni moom mooy goût croque-monsieur bi li ñuy def nag mooy présenter leen li nga xamante ni moom ngeen di soxla pour mën a reprendre recette bi muy tomate fraîche yi nga xamante ni fees na dellu ci marché bi wax naa ko kilo 1000 francs bu chéré sax naam am na ci marché bi ñor na te dañ ko war a consommer parce que bokk na ci légumes yoo xamante ni su génnee automatiquement dañ ko war a consommer parce que dafay yàqu tomate bi nag dañ ko jëlee ci suba dañ ko xolli biñ ko xollee daggat ko ay rondelles mel ni kuy defar recette tomate mozzarella parce que l'idée mooy que ñu jël tomate bi xolli ko ba pare daggat ko ay rondelles moom tam dina dem ci li nga xamante ni moom mooy croque-monsieur bi am naa fii basilic tamit nga xamante ni bokk na ci xeetu produit italien yi parce que léeg-léeg seen pizza li nga xamante ni mooy seen ay pâtes seen ay sauce daal dina bëri li nga xamante ni moom mooy basilic muy herbe aromatique boo xamante ni c'est riche en goût am naa fi mozzarella boo xamante ni buñ koy jël da nga koy day bulbule comme ni ko Pape di waxee donc bu bulee nekk ci sachet boo xamante ni di nga ci fekk benn bu xaw a lewet moo xamante ni moom nga ciy fekk moom moo koy permettre mu nooy noonu nga xamante ni soo koy bës da ngay gis ni dafay mel ni luy xaw a tas donc bulu mozzarella yooyu moom la ñu jël pour changer un peu de emmental bi nga xamante ni moom la ñuy am
côté français pour mu defar croque-monsieur yi donc mozzarella bi nag buñ ko jëlee dañ koy daggat donc buñ ko daggatee mu nekk ay rondelles yoo xamante ne yu yamamaay lay nekk pain de mie bi fàttewu ma ko présenté naa ko léegi xam nga nag croque-monsieur léeg-léeg boo ko defaree da nga koy jël dugal ko sa four bu génnee fromage bi fondre nga mën ko déguster tey nag dama jël sama appareil bi nga xamante ni moom la ñuy toaster sunu ay panini pourquoi pas changer tuuti méthode de cuisson yi nga xamante ni moom la ñuy faral di am pour mën ci lakk li nga xamante ni moom mooy croque-monsieur donc li may def mooy que damay jël ñaari couple donc couple mburu bi nga xamante ne en général da ngay jël sa farce def ko ci biir jël benn bi def ci li nga xamante ni moom mooy sauce pesto toujours rek pour mën a changer sunu ay goût yi nga xamante ni moom la ñuy lekkee bu ñu defee li nga xamante ni moom mooy sauce pesto bi daal di jël nag fromage mozzarella bi def ci biir donc bu ñu jëlee fromage mozzarella bi def ci biir daal di ñëw nag jël li nga xamante ni mooy tomate bi nga xam ne mooy andi touche fraîcheur bi def ko ci biir du ma fàtte nag li nga xamante ni moom mooy beurre sofia bi li ci beurre sofia bi di def ma jël kuddu li ci beurre sofia bi di def lenn rek la mooy que su may toasté li nga xamante ni moom mooy sama ay pain de mie dañuy am coloration boo xamante ni bu doore lay nekk maanaam day xaw a doore nga xam ne loolu tam dafay baax ci partie lekk bi donc moom damay tartiner nii ci kaw daal di koy tëj donc bu ñu ko tëjee jël ko dugal ko ci biir appareil bi mën naa defar une deuxième pour la route laataa may delloo Pape sama waa ji antenne bi donc sauce pesto ci biir maanaam ci biir mburu bi tomate mozzarella comme niñ koy defee en Italie donc benn rondelle tomate ñaari rondelle mozzarella nga tëjaat pain de mie bi laataa ñu koy tëj ñu def ci tuuti beurre sofia pour ñu mën a am toast boo xamante ni bu gën bi lay doon donc bu ko defee nag Pape nii laa koy tëjee donc su ma ko tëjee nga xamante ni chaleur bi appareil bi di joxe moom mooy togg li nga xamante ni moom mooy croque-monsieur bi daal ciy def nag trait yooyu nga xamante ne boo koy lekk daf lay xaw a jox panini soo ko génnee fromage bi ñor ci biir maanaam fondre nga xamante ne boo koy lekk day xaw a mel ni élastique nga koy xëcc mu lay xëcc donc Pape croque-monsieur à l'italienne yaa ngoog di nuyu nag sunu xarit yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Italie ña nga yeewu ci suba teewlu yi nga xamante ni moom mooy yeewu leen donc mi ngoog Pape branché waat non dafa prise bi la rek du dara prise bee demee boor rek donc dama koy bàyyi mu tossé ma génne ko jox ko Père Zora parce que sànq ba leen ñu ngi toog di xaar ndékki. ok aywa jeex na tout de suite 10h34 mooy doog a jot ma bëgg Ibrahima le temps Cheikhou Sakho ñu fekk si ñu parce que moom defe naa coow li moom la par rapport ak série bu bees bi di Nous dans Nous dinañu xool bande annonce bi dans quelques minutes en même temps ñu recevoir African Mystique bu Thiès Bijou yaa ñu leen présenté woon il y a pas longtemps ñu dellu si waat tey ci plateau bi demoon participer ci télécrochet bu mag. voilà Africa Got Talent lañ demoon participer représenté fa Sénégal ñëwoon fii ci plateau bi wane talent bu day donc nekk à Thiès di préparer ay projets yoo xamante ne war na génn bientôt mais actuellement am na beneen affaire boo xamante ne moom lañ ñuy préparer. voilà ils vont chanter d'abord pour nous. waaw mosal leen ñu tuuti. ayca mosal. Say oh no no yeah, hi hi yes. I say oh no no yeah, hi hi yes. I say oh no no yeah, hi hi yes. No no yeah, hi hi yes. It's been a long time that I want to tell you, girl, what I feel in my heart is so big like the wall. Sometimes I need to break it, yeah, and to show you inside. Oh, I cannot choose another way, 'cause baby girl, you're not on there. Now let me tell you, girl, leave my up, kiss on my whole bed. No, I want to tell you, girl, yeah, and come on a clock. Now let me tell you, sama xol ben na want to tell you, girl, jalan gamal alak no yeah, oh yeah, yes, yeah,
jaral nga ma loolu yàgg nañ ma wax ni am nga beneen waay fiñ ma fekk ñoom ñëpp lañ may bàyyi liñ ma boole yow ba suñ ko xamoon tay bëggeel bu dëggu amul njëg ba koy jaay di dent bi ay jël jox la mu lay leeralal sa yoon ni xaalam yi ay booyam mu la neex nga ci daagaw mi sa taar bu jéggi dëndu taxu ngay taxawal di jaayoo xam nga baby I know that you can be my wife. Now let me tell you, girl, I may yëg sama xol benn want to tell you, girl, nga ma loolu ak loolu. Now let me tell you, girl, I may yëg sama xol benn want to tell you, girl, nga ma loolu ak loolu. Yenn saa yi ma fi mel ni dañu ma tere. To say I love you not damay weere ci bésub tey naa la xamal baby yaay sama la 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 to say I love you not damay weere ci bésub tey naa la xamal baby yaay sama la 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 bëggeel buy juddu du ëmb bay tàggoo ci xol lay dugg di sax di jàngoro yàgg na lool wax ñu xamal ko xol ba yëg sama xol gëm naa ko la 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 jaral nga ma lool ko dikal ñu dem yaay sama lu ne fu ne yow yaay sama chéri ko kaay jaral nga ma lool yaay sama lu ne fu ne yow yaay sama lende tuuti kaay jaral nga ma lool yaay la 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 jaral nga ma lool African mystique la ñu tudd. beaucoup de talent. loolu mu mel ni day am parole. waxtu ba ñu woy ex même tuuti même ci 2 secondes rek. xale yi dañu mën a woy wax ba ñu woy. may ma ci rek. day wax ba ñu woy. tuuti rek. dimbali ma rek. bàyyi wàcc tuuti léegi ngéwél ju dëpp la léegi. doomi géwél la nag moom. barki sëñ Tuubaa ngéwél yàqu na léegi. te lu amul ngéwél baaxul. man xamu lu tax ngeen ngéwélee seen wayu yi. kii dafa ngéwélee. dafa ëpp. ba pare parole yi dafa am sens. man ba may malax ba Pape Cheikh kenn yëg ko. waaw waaw. gisal. aywa gisal. aywa gisal. non bis ni ki tey man may président fan club Père Zora. voilà may président fan club am lu ngeen soxlaati ci moom man ngeen di wax voilà. non Pape Cheikh son bi mi ngi tudd loolu ak loolu. ñoom dafa mel ni dañu jóge ci African Mystique. tudd Saliou et le Jam Band dinañ ci waxtaan tout à l'heure pourquoi. mais single bi jàpp leen ne lancement bi tey la 14 août à partir de 21h Sams Prestige lañ koy defee entrée yomb na trop donc mun ngeen dem foofu bu fekkee bëgg ngeen fekkee lancement au single bi mais lu tax ngeen jógee African Mystique nekk Jam Band. bon tout d'abord dañuy nuyu Sénégalais yëpp. di nuyu waa plateau bi ngeen ñu loolu ak loolu waay. waaw loolu neex na. yow moom rek. loolu lu ne la woy la tey. may na ma ci tuuti. loolu lu ne la ok. léegi mun ngaa jël autoroute à péage. Salut dama. yesaay en fait di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu waa plateau bi Pape Cheikh ak Bijou mi nga xamante ni moo taxoon ñu ñëw fi la première fois ñu saluer waa Thiès waa Pout tout le monde di wax ni que African Mystique dafa nekkoon benn groupe boo xamante ni on l'a créé depuis ça fait 6 ans de cela ñuy ànd di def variété musicale musique cubaine jazz blues gospel ak mbalax bien sûr donc après par la suite man dama demoon benn concours The Voice Afrique francophone j'étais allé représenter le Sénégal donc par la suite le nom Saliou était un peu plus connu par le public sénégalais africain donc on a préféré changer un peu le nom parce que Jam Band les gens dañ koy dégg mais ils pensent que dañoo changer tur bi c'est juste benn déformation lañ def mais on n'a pas carrément changé le nom it's just African Mystique c'est ça Jam Band donc jam boobu day ñëwaat ba ci olof bi dañ koy amaat ci jàmm ci Jam Station en anglais donc c'est un nom boo xamante ni c'est toujours le même nom it's just African Mystique donc on a préféré changer le nom on fait Saliou and the Jam Band
alors on vous retrouve sur scène tey ci guddi. Inch'Allah. voilà fan la nan lay Thiès lay demee xewee gars yi nga xamante ne ñoo ko bëgg a fekkee entrée peut-être je sais pas pour gars yi bëgg a ñëw bégee tey ci guddi comme suba férié. bien sûr suba férié la Pape Cheikh. tey dafa mel ni samedi. donc dañoo ñëw effectivement dañuy def sortie single bi tey. à Thiès au Sams Prestige parce que ku nekk sa fief nga am aussi. donc on est obligé d'aller à Thiès parce que il faut que ñun ñu wane ni que. ay doomu Thiès lañu aussi parce que c'est très important. moo tax ñu ne sortie single bi dañ koy defee Thiès. mais dañuy dellu si Dakar. d'accord incha allah. loolu kañ lay doon le 24 incha allah dañuy jouer la fourchette. au Dakar. mais tey ci guddi la ñuy def sortie single bi. au Sams Prestige. à partir de 21h. Inch'Allah avec tout le groupe Jamben l'entrée c'est à 2000 francs seulement. C'est les 100 premiers yi dugg dañuy am CD bi. donc c'est quelque chose boo xam dañ ko offrir. loolu presque gratuit. voilà VIP 5000 francs la. c'est sûr les salons ñu def ko à 10 000 francs. voilà c'est ça. donc c'est une bonne occasion pour ñëpp dem Thiès tey parce que ñoom ils ont beaucoup de talent. mais Pape Cheikh bay passé da ngeen ñoo naxoon parce que Just for You da ngeen ñoo xoon da ngeen di ñëwoon nañ yéen a ñu toog Pape Cheikh da ngeen maa laqatu gisuma leen non da ngeen a laqatu kon gisuma leen. kenn du fa jiitu ñoo ko fi. non gis naa la yow Pape Cheikh gisoon naa la quoi yow ñëwoon na dafa mel. man ñëwoon naa déjà. mais est-ce que ne woon si ginnaaw. maa woon ci ginnaaw dafa bëri woon nit ba gisu leen. bis yow t'étais invisible yow. non mais tey moom dañuy ñëw Thiès. absolument tey moom il faut ñu dem Thiès. inch'Allah ñu ñëw Thiès jàpp ci. bu caaxaan jeexee ñoo xamante ne c'est des jeunes pétris de talent quand même. parce que lii patrimoine la. ñu am ñi nga xamante ne tey yàlla may na la ñu déggoo di def lu neex di way loolu ñun dañu ko soxla. particulièrement te ñu ñoo mën a jàpp seen carrière ci ñaari anam rek. jënd cassette dem soirée. jeex na. te ñoom defe naa ne foofu rek la ñuy xaare ñun ñu imposer leen qualité et ils nous ont donné de la qualité. donc si ñun nag ñoo war a gore. donc maa ngi ñaax sama mbokk Thiessois yëpp. donc waaw ñoom ñëpp ñu ñëw. jàpp ci soirée bi. xam ne suñu samaa ko gën suñu alal la ñun waa Thiès ba pare. gannaaw saafara mbooloo la. léegi nag ñu yaatal rek. waale ci ñëpp ñu ñëw. voilà mën nañ ci bañ a yaatal ñëpp. ñun ñëpp dañuy dem Thiès tey. incha allah ma invité leen ci benn restaurant bu tudd Madiba. Madiba ñëpp daal. maa leen kon yaa nu géré tey. waaw Madiba yaay paye. daan ngeen tëgg Madiba d'ailleurs. effectivement n'est-ce pas. xam nga recevoir maa ko moom. loolu grand na suñu fief aussi. fa laa leen di invité ñu reer ba pare. doog a dem ci soirée bi. c'est beaucoup vraiment tamit ñoo ngi remercier waa TFM parce que jàpp nañ si suñu promotion bu baax a baax. et vraiment waa Pout aussi ak vraiment monsieur Fall. moom tamit jàpp na si invitation bi bu baax. monsieur Fall tekkul dara. vraiment merci pour tout et bonne continuation. day bëgg lu Pout. waaye du waa Pout de Belgique la dëkk balaa maa dee muy revendiquer moi je suis de Pout. da ko yaa xam. je suis pas de Pout. Bruxelles moo la gënal Pout man. espèce de waa Pout. Mbadu Raxma moo ko wàll. waa Pout la. Raxma ko wàll. Ndiaye tamit min na Pout. comment on appelle les habitants de Pout. les Poutois. les Poutois. ah ay Poutois lañ leen di woowee. je connais bien mais je connais dama foogoon ni Pout la ñuy wax. non Poutois. mais on dit Poutois. Poutois. je connais bien Gaston mi nekk ci groupe. quel laaj la ndax xam nga ko dañu comment on appelle les habitants. waaw mais répondre naa la Poutois. mais bul taal la réponse bi aussi Pout la ñuy wax. te xamoo Pout nanget moo xam Pout arrêté ak Pout mosoo fa def un peu de respect. non mais quand même c'est comme si samedi je dis à la radio Mado elle vient de péter. am ko ma ñëw ne ma non pourquoi ngay wax loolu ci rajo bi man leen oui elle vient de péter elle a pété. mais voilà son village s'appelle Pété. dafa grand écart moom. bon su ma leen toppee tey fii laay fanaan et pourtant war naa ñëw léegi nii gunge leen ci rajo bi 99.4 King FM ba 14h déjà émission bi commencé na puisque 10h30 la donc su ma paree léegi je vous retrouve sur King FM mais en attendant pour ñu waxtaan ci nous dans nous série bu bees bi ak Ibrahima Mbaye Sopé on fait appel dañuy woo ki nga xamante ni mooy Cheikh Sakho acteur le metteur en scène ba noppi itam li mu def ci projet bi defe naa am na solo Cheikh mën nga ñëw ci plateau bi très rapidement sànq Sopé wax nañu ni bi nga amee idée bi ni nga ci sonné mais heureusement nga tase ak moom ba daanaka sa rêve réalisé wu.
tout d'abord Pape maa ngi lay remercier ci invitation bi. di nuyu ñu fi nekk ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu sama papa sama yaay ak surtout waa Espagne. voilà comme ni nga ko waxee lépp ci rêve la commencé yàlla jàppale ñu boole ñu ki nga xamante ne mooy Ibrahima Mbaye Sopé. ba yàlla def tey ñu toog ci plateau bi di ci wax. comme mënuñu ci def lu dul sant yàlla di wax ne on est dans le chemin parce que vous n'êtes pas n'importe qui. kon bu ma ñëwee tey ba toog fi bokk bi plateau di wax ci sama projet bi. c'est déjà quelque chose. comme quoi rien n'est impossible nga nekk bitim réew di gis ay nit yoo xamante ni ay vedette la ñu amaana pour xam leen sax yombul mais suñu borom yombalal loo ko lépp ba projet bi nii juddu scénario bi ak nous dans nous bi idée bi nu mu ñëwee ba nga bind ko ba jox leen ko ñoom. bon xam nga Pape dafa nekk loo xamante ne nii même bu fekkee ne maa ko bind sax. bu fekkoon ne dafa am erreur. ak Ibrahima Mbaye Sopé mi ma accompagné man je crois que on n'a pas droit à l'erreur parce que y a Ibrahima Mbaye Sopé y a Magnon y a vraiment toute une équipe boo xamante ne ñu ngi derrière donc scénario bi dafa nekk loo xamante ne ni rek booy xool mooy li ñuy dund au quotidien mooy li nga xamante ne guddi ak bëccëg ñu ngi dund donc je me suis dit que donc c'est facile créer loo xamante ne Sénégalais yi bu ñu ko seetaanee dinañ ci gis seen bopp parce que defuñu ci benn trucage qui veut dire c'est pour scénario bi je crois que c'était pas facile pour def c'était pas trop difficile pour def ko. voilà je pense que mën nañ ci xool extrait nous dans nous en attendant ñu koy seetaan ci télévision Futurs Médias. mais immeuble bi ni mu toll gardien bu dul yendal doo fanaan dal sama dama am problème donc fiche-moi la paix yow may war a wari ak looy fana pare ami ko la boo demoon ba ëllëg ni yow da nga mën a bàyyi doon yow xamul nga ne naa la jàppee yow ngay déglu sama bunt à chaque fois gis nga ba mu may tuulee nga def mu nan laa lay def parce que dañuy ñëw ça va? Ça va? C'est le journal de là, le bon anniversaire. Ah, ok, merci. C'est là que vous parlez. C'est vraiment gentil, hein? Mais mon nom côté, hein? gis nga li ma def kon nag ma bàyyi ko tranquillement. gis nga lan la. xam nga lan la. sa doom mu doon tey yaa ngi dégg sa doom yéen ñaar lay boole rey. mais père yow boo rombee ni doo leen nga ni yóbbu ma la. génn leen immeuble bi gaa kenn daw fi. voilà nous dans nous. c'est sànq bi may lim dama fàtte ku lim Dioum. Mama Aïcha. ak Ousseynou Bissichi. ay artistes yu. Marouba. waaw gis nga. Bissichi moom la bijou naan léegi kii man dama ko gëj a gis beaucoup de talent. pour la première fois parce que depuis lors moom privilégié wul côté télévision. mais bi ñu demee man ak saa waay ànd gisante ak moom. il s'est dit non damay ñëwaat. ci moom laa njëkkee dégg africain buy jouer rôle américain comme pas possible. il a beaucoup de talent. ah oui te je pense que talent feeñagul sax. non Ouzin. non talent kii am na si dara. tout à fait Pape li nga wax c'est vrai parce que booy xool immeuble bi comme ni mu ko waxee sànq. c'est juste des voisins yoo xamante ne ni ñoom ñëpp ñoo dëkk ci même. lu ne di fa xew. voilà y a Modou Pousse mooy gardien bi y a Lamarana moom mooy nettoyer immeuble bi. Ibrahima Mbaye Sopé célibataire la benn chambre la fa def ak 10 millions. bu ma dépassé si. bu mu dugg sa 18 ans. non si scénario bi lañ nekk nii. voilà c'est ça. on est dans le film. bon am 10 millions xam naa dina ma mere mais c'est juste moom rôle bi ñu joué. yàlla ci sax comment dirais-je. il ne fait que des bêtises. toj rek la def ci immeuble bi. y a Modou Pousse y a Maman Aïcha boo xamante ne moom li muy def mooy lépp lu xew ci immeuble bi ci agendaam la. loolu gën a original si film. loolu gën a original maire bi dañ ko jël mbindaan la lépp la si gàlle mais moom day toog yor kayitam moom immeuble business la ko def. bon bu ñu nettalee lépp du baax. mais kañ lay commencé yàlla. bu ñu nettalee lépp du baax yàggatul. je pense que bon loolu sax yéen a ñu ko. moo tax
ñu wóolu leen. en tout cas on a hâte. oui yàkkamti nañu ko donc ñu ngi ciy gërëm encore SSP moom ngeen di gis tout le temps ñu koy wane société de production la bànqaas la bu bokk ci groupe Futur Média ñu ko jiitee muy Ndiaga Ndour muy Bouba Ndour muy Birane Ndour lépp loo xamante ni rek dafay jàll ci wàllu série ñoom ñoo koy jël seet ko seetaat ko ñu doog ko produire ba diffuser ko ci télévision Futur Média en tout cas félicitations encore te ñu ngi ñaan fii wiiri jaar yeneen série yi jaar fa yi ngeen fas yéene woon sénégalais yi tamit jaar fa à propos de wiiri père sa diggante ak waa Soleil Levant ñii ñu ngi naan da ngaa bokk Soleil Levant ñeneen bokkuloo Soleil Levant ñeneen ne dañoo bëgg nga bokk Soleil Levant donc finalement leerul ci bopp ñu bëri te nettali ci làmmiñu borom. voilà Pape Soleil Levant. su ma ay rakk yoo xam ne nañu. bañ na ko ba père na ñoo waaye ñoom ñëpp. dañ ma ji loo xam ni tey jii pour ma génn ci ñoom sax day metti ci man. mais nag boo dee leader. jiite benn groupe ay xale am ci yow yaakaar. il faut que tamit nga def tuuti recul. pour jàppal leen ñoom te pour ñu dem. mais ànd naa ku ne. mais mosuma ànd ak artistes yu mel noonu. jox nañ ma cër. xam nañ may kan. su ma ñëwee chambre d'hôtel nañ ma jox suite pour 3 jours mais man sama temps moo ma permettre may toog ay 3 jours parce que sama liggéey moo doy waar. dëgg la mais dañuy xool sama calendrier. ñeenti séquences yi ma war a def ñu dajaleel ma ko. ma def ko ci benn jour talaat sama tëñ bi. te loolu mënoon na leen ci bañ a fekk. bi ñu waxee contrat tamit ma leen noo mën ma signer contrat. parce que ku yore groupe doon leader ci sa groupe. am ñu toog ci sa ginnaaw am foo leen bëgg a yóbbu il faut que nga am position boo taxawee. du ma xool ni nag man xam nañ ma wala ku ko soxla jël ma. ma fàtte leen. loolu du wàllu góor. déedéet. moo tax bii di ñëw wax dëggante yàlla. man waxuma sax ñoom bu ma sañoon du ma ci juge. mais nag il est temps nag. tamit ma jàppale ñi ma yàlla booleel. pour ñoom it ñu yegg ci niveau boobu. xam nga te et puis jamono mu tëddee noonu. leen rek Pape mënul nekk ci Sénégal. il faut que lu bare bari di ñëw. ku ne di ci gis sa bopp dama leen di ñaanal. waa Soleil Levant yal na yàlla barkeel seen tur. ndax li ñuy def ci Sénégal ku mu doy leen mën la doy. ndax ñun dañoo sagal ñun artistes yi. parce que tolloon na temps mu metti lool. ngeen di reñee. félicitations. bu di reñee. yal na ko yàlla dimbali. ñun ñu toog te pourtant ñun bañ ca nekkee di jàng ak di daj lu ne. ak lañ ca daj ñu ne yàlla donc ko xam mais yéen it ñu baax ngeen. ndax yéen ñu wanee yoon ba ñu ñëw da ngeen a dem bañoo ak yoon wi. te nag jamono gi ñu toll y' a pas de son métier fii léegi métier ay naan géwal ak kii artiste la yooyu xewi na affaire bi kenn moomu ko fu laak fayda gëm sa bopp liggéey sa liggéey ñëw teg ko fi ko war a teg rek nga jariñu ci voilà mu ngi noonu kon Soleil Levant boobu su ci sama wax ju gàtt ci sama diggante ak ñoom seen série bii ñuy waajal yal na leen ci yàlla may ndam am naa ci nag trop lu ma metti ndax waroon naa ci bokk xam nga mais nag dama am engagement xam nga ak waa ñoom jaga di sama rakk bu baax am ci man confiance le fait que mu jël ay millions ni Mansour laa gëm pour mu jàppale ma ci lii il faut tamit ma dem à fond di la xam ne jaga na sa xel dal na sa xel dal bu baax parce que xam naa ne xale nga mais rigueur nga àndal fekk si nga tam koo xam ne moom it gëmul lu dul rigueur kon yàlla nañ yàlla jàppale ba seedu nattu yàlla bi ak nous dans nous it parce que ki ko jiitee nga teg ko ci loxoom sama rakk la ba pare sama mbokkum géwël la ba pare yaayam ak sama sœur xaal bay ba jàgga ay seex nañu te mosuma dépassé te xam na ni man lu ma neex lay def lu ma neex lay wax mais foo ko fekk rek jox na ma ñaari loxo cëral ma Ibrahima yal na la yàlla dimbali ba sa projet bi ki am yaakaar teg ko ci sa loxo nga yeggale ak sa sago di wax nag Sénégal ngeen ñaanal ñu rek ngeen ñaanal ñu rek garde-robe bi nag yére yi ci nattu yàlla waaw xam nga bii da nga doon ay wólis nga yóbbaale tournage xam nga bii da nga doon wax parce que yaa ko tàmmal Sénégalais xam nga bii da nga doon wax c'est ordinaire waaw dama lay wax benn anecdote bu yem xam naa tey ngeen dee yéen yëpp seen patron Youssou Ndour dama bokk moom avion ñuy dem France bi ma duggee Mbaye ngay fay ni ma Mansour félicitation te affaire du boulot ñaanal ma suñu sax nga ni ma kilifa gaa gi ni ma gestu gis Youssou ak Aïda ak doomu Nelson Mandela Youssou jug ma Mansour félicitation te fait du bon boulot yàlla na la yàlla jàpp man ko merci ma ñëw toog ma garde corps am ñoo toog première kii may dosé nii su ma wàccee damay photo ak moom dafa neex non si non yàlla bëgg dëgg moom Cheikh ndekete Youssou avion bi moo ñu boole
ba ma wàccee aéroport gisuma ko. non si li may wax c'est très important. gis nga Pape loolu Pape dama renforcer jox ma jom nag. gis nga bi ma bokkee moom ak yow bu wàcc bu ko photo ak moom. nekk day embarrass damay doon ree Samba mais ma di garaawul kii jox na ma jom bu beneen yoon man naa fexe ba mel ni moom. Seydina wallaahi mooy dëgg. waaw ma di ko ñaanal vraiment. yàlla jàppale. amiin ndax bëri bu fees du yëngu. déedéet artiste nañu dal quoi. ay succès yooyu day jeex. ñi fi nekkoon dee nañu. ñi xeewi nañu. nañ leen yéenante jàmm. gars yi ñu bomba nag te liggéey. dëgg la parce que ñii dañoo sas. dañu sas télé Nabolaay. keroog bi ma gisee vay di ñëw ñu koy teeru. yow tam xaw ma père yaa ngi wax ak kuy waaj a dem ci rajo bi. non Pape sama yoon nekku ci loolu. ak kuy waaj a jox micro bi Mamadou Mouhamed Ndiaye. keroog Mouhamed Ndiaye bi ma taxawee ñu jël fay di ko def ay avion di ko Sénégal di yuuxu. keroog man dama faree na jooy. ni pourquoi pas Sénégalais mënuñu ko defal lii ñu ko defal keneen ku jóge ci feneen. ñu bëgg na ngeen ñaanal ñu ñun ñii. ñu jël ba xalu yëpp set ci kàttan. incha allah en tout cas jar ngeen ko jar ngeen lu ëpp. Ibrahima Mbaye Soppe balaa ngay tàggoo Mouhamed Ndiaye moo ñu fekk si léegi pour ñu dem ci revue de presse bi ñu ngi jéggalu parce que 11h daanaka c'est dans 2 minutes bu ñu noppee dinañ leen bàyyeek Eva Tra Mamadou Ndoye Bane ak ki nga xamante ni mooy Mami Diop Linguère producteur baa ngi fii ci suuf kii produit émission bi dafa mujjee laqatu waaw donc Pape Doudou dafa jonkon on vous filme ça ñu won leen ko ci Facebook bi voilà Pape Doudou Thiam yo ma man Magadi baby jóga set Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu fekk si léegi Mahmoud tey da ngaa matt géej de dégg ni personne di ñëw rek mu jaral la nga am senti matt géej gi moom tam matt géej de jàpp ci salade bi ak jam cooco moo xool mooy blanc ay noir la ci kay bul ma loqati la bul ma loqati la daal seetaan nga yeewu leen seen nga sóor li xaar nga ñëw dóor ko 10-0 mais père la dàq fay de Mohamed ku la baraye non Mohamed kii la tàkk ko yeew waaw dama la parole bu ko defee benn soirée yu sa dóor sama biir bi dafa rëy dafa takkoon génn rediffusion ba jékki-jékki rek sama deret bi càmm rediffusion di wax waa ji ba taxawal bi mu ñëw xettali ma waa ji fekk foog ñu damay fecc moom dama bëgg mu feeñoo waa ji naan ma nii rek geen bi ma takkoon fekk geen bi ma takkoon moo téye sama deret bi mu jigi fi la deret bi yëg ma naan waa ji kaay waa ji naan ma waay lu koy waay xettali ma maa ngi dee ay yëwit non mais je reste convaincu que Baraye bi Boubs moo la ko xelal lii moom Baraye Boubacar la médical ah c'est médical ah c'est médical liggéey tax Baraye médical d'accord puisque c'est médical et que taxawaay bu yàgg mënatu ko léegi dañ la libéré waaw libéré na boppam mais Mouhamed mënatul jox ñu la dugg xanaa xamoo yenn saa yi nit dee jarul autopsie moom bu dee woon tey jarul autopsie ceinture dee ko rey barki borom Touba bàyyi leen wax nga dëgg wax nga dëgg de même yow mi tey boo dee woon wax ju bare la rek jarul autopsie quoi bon jërë ngeen jëf du wax de demal waaw nuyool d'abord waaw ok am na ñoo xam ne moom mënu ma leen a ñàkk bañ a nuyu c'est sûr soo koy benn daal du sotti waaye nuyu naa ñëpp daal jërë ngeen jëf ay ca Pape nañu jël observateur doore ko yéen kaay yi bari na observateur la ñuy xëyee mu ñëw ci mbir mu fi xewoon septembre 2015 la woon mu di benn avion Air Sénégal Air boo xamante ne dafa mbëkkante ak beneen avion boo xam ne compagnie la bu fekk baax fële ca Guinée Bissau yéen kaay bi xëy ci dellu si waat enquête baak lañ ci doon séntu lépp observateur nañu
gaa ñi liggéey nañ enquête bi mu di gendarmerie mu di waa police ak ñi nga xamante ne ji ñooy bureau d'enquête et d'analyse bu aéroport ba li nga xamante ne ji moom moo am kon ci moom i mbir jébbal nañ ko kilifay réew mi keroog alxames fukki fan kon ci weeru août bi ñu nekk enquête ba ak na mu demee l'observateur xëy na kon di ñu ko jëlal benn mu di crash boobee amoon mbëkkante kon ci diggante avion boo xamante ne ji compagnie Seyba ñoo ko moom ak Sénégal Air yéenekaay bi xëy ci dellu siwaat beneen yéenekaay bi wax ci mbiri compagnie waaye mooy les Échos du Sénégal Air mais moom Air Sénégal la wax ak ay changement yoo xam ne am na kon ca kër ga yéenekaay bi nañu Mamadou Lamine Sow mi nga xamante ne ji moo jiite woon na googile kër jëlee nañ ko fa indi beneen waaye bu ñu naan Philippe Bon di doomu France moom la ñu jox kër ga kon ngir mu jiite ko yeneen changement yu am ak liñ ci jublu ba tey journal bi mi ngi di ko lijjanti Libération ñëw ak ñun ci beneen société bu nekk ci Sénégal ak scandale bu ñu fa seetlu moo di société africaine de raffinage ak scandale boo xam ne seetlu nañu ko moom it mbiri xaalis ak yu ni mel lu toll ci fukki millions yu dollars ak juróom yoo xamante ne ji daanaka moom la ñuy lijjanti ci kër ga di xool fan la féete ak nan la demee lu aju ci groupe Saudi Ben Laden ak seen action yi ñuy jaay njiital Locafrique ak it yëf ak ni mu demee Samuel Sarr ak ni mu taxawee ci boobu la transaction loolu lépp Libération xëy na di ñu ko càmbaral Direct Info ñëw ak ñun ci kenn ci mu di ki moom Locafrique di ki nga xam ne moo di Khadim Ba ak doole ji mu am Khadim Ba ni mu duggee ci fële ca Sarr ak lam fa tekki Khadim Ba li ñu koy waxal yéenekaay bi li muy laaj mooy moom Khadim Ba ana kan moo nekk ci ginnaawam kan moo koy protéger ana kan lay liggéeyal lu aju ci Locafrique ak xaalis bari ba fa nekk ak ni ñuy taxawee ci état bu Sénégal yéenekaay bi gi sax mooy beneen ministre des finances bu nekk fii ci réewum Sénégal ministre intérieur moo nekk ci le quotidien mu di Abdoulaye Daouda Diallo ko ni ko gaa ñi bëgg a jàppee ci réewum Sénégal daanaka ñu bëri bëgguñu ko surtout ñi fare ci opposition bi ndax nee nañu dafa far tax na sax yéenekaay bi ci biir mi ngi dem bay laaj ndax tey bu ñu taxawaloon gouvernement Abdoulaye Daouda Diallo dina ca bokkaat ñu bokk dem ci las ak mbirum terrorisme bi am ci Ouagadougou fële ca Burkina Faso naka démb la benn restaurant boo xamante ne ji restaurant café ay Samba Boy di terroriste ñoom ñoo ko songu dóor fa ay bali fetal ba soldats yi génn ñu nekk di fetalante ak ñoom mais bilan bi xaw na dis torop ndax ñi ngi wax lu toll ci fukki doomi aadama mu di 17 personnes yoo xamante ne ji kon gaañu nañu ci Vox Populi la ñu jëm ak ki gagné mu di maître Augustin Senghor assemblée générale bi ñu doon def samedi ak dimanche yéenekaay bi nañu maître Augustin Senghor kon moom la ñu mujj falaat mu doonaat président fédération sénégalaise bu football assemblée générale ba ak ni mu demee enquête dikki ci ay coulisses biir ak biti moom Augustin Senghor ak ni mu def kon ba niñ ko fale carte yaak li mu rawee ki di Mbaye Diouf ja lépp mi ngi ci enquête jeexaleeg sunu lambu ak kaddu yu bàyyeekoo ci Lac de Guerre 2 mi ngi tiital ak menacé kii di Modou Lo Lac de Guerre moo wax lii je vais corriger Modou Lo mi ngi ci xët mu sunu lampam. mu ngoog jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye replay revue de presse bi ci YouTube bi /TFM sinon rendez-vous ak yow ca kanam tuuti boor yi 13h30 ci jotaayu rédaction bu télévision Futur Média ci ay xibaar loolee revue de presse bi la woon fi la ñuy jaaree nag jeexal yeewu leen bi tey xanaa profito ci rek nuyu ñi nga xamante ni ñooy anniversaire pare ngeen bëri ngeen ci di ñu yónnee message pour souhaiter bon anniversaire seen ay xarit seen ay mbokk on en a reçu tellement waaye dañ ciy jàllale quelque rek dañuy njëkkee ak anniversaire bu ki nga xamante ni mooy Ñuma Konaté alors Ñuma Konaté on lui souhaite un bon anniversaire c'est de la part de sa grande c'est de la part de Toutane Diak voilà donc joyeux anniversaire à la petite Ñuma Konaté de la part de toute sa famille à Dakar et Bamako bisous love c'est de la part de Toutane Mbacké joyeux anniversaire à Khadija Seck c'est de la part de sa maman Yacine Thiam et de son tonton préféré Papa Samba Thiam depuis Sherbrooke Canada donc moom ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de toute sa famille c'est de la part de tonton préféré Papa Samba Thiam depuis Sherbrooke Canada joyeux anniversaire à kii nag suñu nijaay la Mbaye Mboup voilà Mbaye Mboup c'est de la part de sa femme Fabal Fall ak ay doomam donc Mbaye Mboup ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire par anticipation de la part de Madame Mboup joyeux anniversaire à Alassane Thiam félicitations pour ton anniv de la part de sa maman et de toute sa famille donc beaucoup de bonheur pour ki nga xamante ni mooy Alassane Thiam noonu la di wala Thiaw Alassane Thiaw ok joyeux anniversaire à Grand Cheikh Ngom depuis cité Ndeye Marie Grand Mbao loolu de xanaa sa yëfa oui sunu grand la vraiment la dëkk te day encaissé léegi ci anniversaire ma naqar yi ma am sama Modou Dieye laa koy non Grand Cheikh joyeux anniversaire suñu grand la vraiment moom tamit mag bu
xeebuñu quoi. suñu grand ñi ngi këram ñu ngi koy déranger di ñu di ko. xam ngeen yéen a ngi koy déranger mënul ci yéen dara. mi ngi noonu moo tax ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. yàlla may ko barke ci njabootam. voilà beaucoup de bonheur. Oui. Et puis joyeux anniversaire à Ibrahima Fedior de la part de sa maman. Beaucoup de bonheur pour lui. Joyeux anniversaire à Sarax Sarr. C'est de la. Sarax Sow. bindi kat dafa mel ni sele. moo tax mënu ma ko lire bu baax. Et puis je porte pas mes lunettes. Donc joyeux anniversaire à Sarax Sow. Sarax Sow dama koy tooña. Donc Sarax Sow c'est de la part de toute sa famille. Joyeux anniversaire à Bassirou Ndiaye de la part de toute la famille et de sa tata Mam Diara depuis Toubab Dialaw. Joyeux anniversaire à Mame Rokhaya Diagne de la part de toute sa famille et de sa maman. Joyeux anniversaire à Marie Thioy Madame Ndiaye c'est de la part de toute la famille Ndiaye et Fat Ndiaye bu Petit Ndoy. Ana Ali voilà donc petit jabaram mooy souhaiter joyeux anniversaire Marie Thioy Madame Ndiaye et puis on finit ak joyeux anniversaire bu happy birthday à Ibrahima Thiam fans de Pape Cheikh 5 ans de la part de sa je ne sais pas ah oui derrière amaat na de sa grand-mère Ndeye Thiam depuis Kaolack Medina Baye. Medina Baye voilà Pape Cheikh xale bi dégg naa yow rek la bëgg yow la fan yow lay seetaan donc ñu koy souhaiter un joyeux anniversaire peut-être d'ici quelques années mu nekk benn mini Pape Cheikh Diallo. Inch'Allah pourquoi pas on ne sait jamais. On ne sait jamais il y en a tellement maintenant dans ce pays. Joyeux anniversaire à wax lu rëy ba pare fëlaale ko noonu ah. Donc à Jolé Ndaw Thiaw de la part de son mari Pape Thiaw ak Modou Khalas ñu ngi koy souhaiter Modou Khalas beaucoup de bonheur. Il y a un autre anniversaire happy birthday à Seydina Alioune Ndour de la part de son jumeau Hamza Diallo et de sa femme Maman Diallo ñu koy souhaiter. Voilà c'est aussi l'anniversaire de Jacqueline Fatima Bokoum journaliste oui très belle très adorable je lui dis boo génnee ci télé boo waxul sax nit yi bëgg la quoi Jacqueline Fatima Bokoum journaliste bu ñëpp bëgg mu nekk Apix moom tamit tey la anniversaire on lui souhaite beaucoup de bonheur tu l'as connu ah oui je l'ai connu du temps ma nekkoon 7FM ma nekkoon directrice bi donc foofu groupe Setcom donc Fatima vraiment toog nañu mu defal benn suppu kànja boo xamante ne vraiment bëgg naa fa delluwaat daal suppu kànja ba ma ko lekk ba léegi tey ci anniversaire bi tey waaw du ma bañu ma Jackie en tout cas référence la Pape Cheikh ci métier bi en tout cas di ko souhaiter waaw waxtu ba ci présenté la ko wala ba mu yàkkal la suppu kànja en tout cas ay suppu kànja moom benn la il faut mu dem daf ma ko indil je te jure barki yàlla léegi ñun ñëpp a ngi ñëw tey toggal suppu kànja non du ko jar elle a voyagé fi mu nekk lañ koy fekk boo gën a neex soirée privée la ñuy def donc Jacqueline Fatima beaucoup de bonheur c'est aussi de la part de Johnson Beng que nous saluons très bon Johnson Beng donc Jacqueline Fatima beaucoup joyeux anniversaire happy birthday à mes jumeaux Koso Sen ak Awo Sen je vous souhaite longue vie succès réussite totale de la part de votre sœur qui vous aime Ouli Sen donc beaucoup de bonheur aux jumeaux ñu ngi leen di nuyu c'est aussi l'anniversaire de Dora l'exploratrice tey la am ñaata tey la am laisse-moi voir alors Dora l'exploratrice mu ngi juddu 14 août 2000 que 2000. Ouais, Dora lu ñu sonal nii 2000 ouais, ça fait 17 ans mine de rien. mais gis nga que Dora léegi dañ ko màggal. kenn laaju la ado la léegi boobu mais parce que il a 17 ans ba pare màggul ko màggul ko. Voilà donc c'est de la part des enfants hein, c'est de la part de Adja Si de la part des autres enfants. Ouais, c'est de la part de tous les enfants. Voilà donc pour tous les enfants qui étaient en vacances et qui nous regardaient vous nous regardez donc tey Dora am na 17 ans elle est née un 14 août et c'était en 2000 mais xale yi seen héros yi dañuy rester toujours ay enfants. Voilà même si Bijou dit que Dora a grandi. non dañ ko màggal léegi j'aime pas trop je sais pas comment. ouais dafay dénaturer affaire bi. Bon on me demande de quitter l'antenne. il est temps nag quand même waaw. Ibrahima Mbaye Sopé kontaan nañu ah ñu ngi xaar nous dans nous et puis Cheikhou merci ñun lii la ñu bëgg ñi bëgg Sénégal ah loo am. indi bokk kook sa réew et je pense que qualité bi dinañ ko ci gis ak yu baax yi nga xamante ni jëlee nga ko Espagne merci encore ci ni nga ñëwee et puis gën ñu wan ni suñu artistes yi ñun ñoom la ñu am
voilà donc kontaan nañu. merci juste 10 secondes ma terminer. Tout d'abord maa ngi lay remercier vraiment ci invitation bi. di wax ne mënuma dem sans remercier aussi artistes yi nga xamante ne vraiment dès le début ñu ngi ñuy jàppale parce que comme ni ngeen ko gisee ci publicité bi. dañ dajale la crème de la crème dajale Cristiano Ronaldo Messi Zidane et cetera Neymar et tout donc qui veut dire c'est pas quelque chose boo xamante ne c'est facile à gérer mais vraiment ñu ngi dimbali dès le début. di dimbali di ñaanal aussi di remercier sama papa bu baax ak sama yaay parce que kenn du ñoom. di remercier tonton Djidia di remercier Tata Fatnia di remercier équipe bi staff bi nga xamante ne ñoo ci jàpp ba tey. muy Ousmane Sakho Gedda ak Khady Cissé. vraiment merci beaucoup Mor Tougal Koso et Ousmane. merci beaucoup c'est gentil. Ibrahima Mbaye Sopé waaw. man fi may tàggoo bu ma ñaanee yàlla na yàlla def succès. ci série yëpp. parce que bu amee rek dañuy traverser ak beneen. ndamu ñëpp la franchement. donc maa ngi souhaiter loolu. di profiter ci occasion bi sama papa. dafay dem tey ci guddi siyaare yonent bi. mooy góor gi Alioune Diouf. maa ngi lay ñaanal yàlla nga am yoonu jàmm. nga dem ñëw te sa aj yàlla na ko yàlla nangu. ci barke Seydina Muhammad. macha allah doo ma féliciter sa. souhaiter sama yaay joyeux anniversaire s'il te plaît. tey la anniversaire. sama rakk Maguette Sakho aussi elle a eu son BFM. Très bien. donc maman joyeux anniversaire Chantal la tudd waaw Chantal naka Chantal Diap ci lan la jàpp mais Chantal Diap happy birthday merci Aïcha kontaan nañu donc rendez-vous bientôt ci seen invitation di remercier aussi bu baax tonton Mansour ci confiance bi ma jox ba tax mu jiital ma ci projet bi en tant qu'actrice principale di ko ñaan yàlla nag yàlla nañ ci yàlla defal ndam lu kawe suñu njort j'en profite aussi di def un gros bisou à mon mari ma vie mon paradis di la wax ni macha allah sama njool makk mi ni nga ma jàppale gis naa la ko yàlla na la yàlla fay di nuyu aussi sama papa sama yaay ñu ngi toog di ma seetaan ak tata aussi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa troupe jàmm bi yëpp su ma limee damay juub mais nuyoo bi maa ngi ko teg ci loxo Talla la ak ta Adama Cissé ak tonto Babacar Diop aussi maa ngi leen di nuyu bu baax et tous mes fans bàyyiwuma kenn maa ngi leen di wax ne ñu ngi ñëw léegi incha allah merci beaucoup Toutane Diak nee na da nga rafet donc macha allah Medoune Diouf nee na kontaan na parce que yaay acteur préféré merci beaucoup père waa xanaa man tam di nuyu rek Babacar Diop mooy suñu président troupe di nuyu Khadim parce que bi ma demee France defal na ma lu ne ci àddina ba pare jënd ay jazz rek ay préparel ma sama série di nuyu itam Absa Sall ca Amérique moom it préparel na ma sama série parce que dama bëgg dara du yomb xam nga di remercier tamit vraiment Mame Lay Mbeng di remercier waa kër Cheikh Tidiane Diop fa lay mujjee Cheikh yàlla na ko yara xaajana njabootam yàlla nañ barkeel di remercier Pikine nag Tivaouane gi ma dëkk ak yëpp merci beaucoup jeex na Pape neel ndaag jot nañu yóbbante bi waaw ndaag Ndey Ndaag nee na fu ne histoire la donc Ndey Ndaag ñu ngi ko baax a baax wax na dëgg Exidex à demain merci à demain di nuyu waa Tivaouane yëpp waa Tivaouane la waaw man maa ngi ndutu waaw kon ndutu yi xamante wuñu woon barke moo xam ne ndutu laa dëkk man barke Serigne Babacar ndutu laa dëkk moo ma jaaga mbay bu ndutu moo ma jur kon nag ala Mansour Seck di doomu El Hadji Tamsir Seck Tamsir ndutu mais ki sama rakk la dégg nga maa ngi ay ndutu noonu ñu bàyyi waa ndutu tàggoo merci beaucoup merci beaucoup Pape Cheikh merci beaucoup téléspectateurs merci beaucoup à tout le monde ak Morvena voilà oui Morven Touba Sandaga Morven bisous si merci beaucoup à toi Pape Cheikh di souhaiter joyeux anniversaire sama taw bu góor bébé Alpha doomu mbëggee ak Ablaye Ba yaayam mi ngi ñuy seetaan depuis ce matin longue vie à toi mon bébé chéri je t'adore et puis di remercier waa Bijou Family ci yendu bi ñu organisé woon dem vous êtes des amours merci beaucoup à ma chérie Zahra Kouyaté pour la coiffure yal na la yàlla lafal cat may la que sëy bi am barke yow ak Cheikhou vraiment seen mariage bi gisuma lu ma gën a Cheikhou tu es mort dans le film mais faut le laisser tranquille dinañ la voilà Zahra trahiseuse donc heureux ménage à vous yal na leen yàlla may li ngeen séntu yëpp si seen sëy ngeen am ci njaboot bu am barkeel di remercier bu baax Habib Bijou pour la tenue 77 344 39 43 à demain inchallah Ndeye Coumba Alfi merci à demain onglet des VIP Faben Diop onglet des VIP moo ñu ko affaire man ak may mun a xam ngeen adresse bi numéro de téléphone yi dina jàll toute la semaine
j'embrasse nuyu sama waa groupe FAP waa Grâce Yokkute. dirigé par son excellence Diène Marcel Diagne à demain Pape. subay dàq incha allah ñoom ñëpp ay di ko oui baal ma Pape Samba Thiam juste vous dire que suba à partir de demain dinañu maye ay xaru tabaski maye ay bazin ay brodé astafurla ginnaaw suba jërëjëf oui parce que tey laa ko waroon tàmbalee maye te damaa bëri wax donc damay bàyyi ba ginnaaw suba incha allah sinon rendez-vous léegi nii ci King FM 99.4 ma yendu ak yéen ba 14h.